di nuyu présidente ONG Sawak di nuyu également équipe bi nga xamante ne moom la àndal tey ñëw fii di nuyu bénéficiaire u dons yi nga xamante ne tey moom la ñu war a distribuer di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne daal teew nañ tey ci salle bi. Donc maa ngi am mbégte bu baax di fi teew ci turu monsieur le préfet du département de Guédiawaye bëggoon na ñëw mais dafa am activité moo tax ñëwul man maay adjointam. Donc ñu ngi rafetlu bu baax journée bi nga xamante ne ñoo ngi ci nekk tey muy cérémonie boo xamante ne dañuy joxe ay dons yoo xamante ne ONG Sawak moo ko jagleel des familles vulnérables maanaam famille yoo xamante ne gis nañ ne doole yi demewul noonu. Donc mu nekk initiative boo xamante ne vraiment dina soulager bu baax ces familles surtout Ramadan bi nga xamante ne moom lañ nekk mais également contexte bi ñu nekk muy pandémie Covid-19 muy mbas mi. Donc on a constaté que pandémie bi am na impact bu bëri bi mu am sur le plan économique donc population yu bëri tey sentir nañ seen activité économique ni mu meloon melatu ko donc action yu mel nii dafay jàppale bu baax askan wi ñu koy rafetlu wax bu baax di terminer par di leen remercier aussi parce que gis nañ ne action bi ñoom ils avaient l'habitude de le faire tàmmoon nañ di ko def chaque mois de Ramadan ñu ko doon ñuy intervenir nag ci Sénégal bi yëpp donc année bi ñu choisir le département de Guédiawaye donc centre sauvegarde de Pikine Guédiawaye la ñu jël tey pour ñu jàppale leen en rapport avec l'AEMO de Pikine Guédiawaye pour ñu choisir ñi nga xamante ne ñooy nekk les bénéficiaires donc ñun au niveau de la préfecture donc ñu ngi koy rafetluwaat bu baax vraiment di leen remercier ci soir bi di ñaan également activités yi nga xamante ne ñoom ñu ngi nekk di ko dérouler yàlla def ci succès bu baax a baax incha allah donc maa ngi déclarer solennellement ouvert cette cérémonie de remise de kits alimentaires à des familles vulnérables. Je vous remercie. Aux familles des pensionnaires du centre de sauvegarde et des services extérieurs de la DSPS, à savoir le service le service AEMO de Pikine et le service de l'AEMO de Guédiawaye. Madame le préfet, Mesdames, Messieurs, comme vous le devinez, cette action de grande portée humanitaire vient renforcer les actions éducatives que nous exerçons quotidiennement sur nos pensionnaires, confiés par décision judiciaire en vue de leur stabilisation. Comme vous le constatez tous, nous avons l'habitude d'intervenir sur le fait d'une pratique éducative familiale défaillante, du fait d'un désavantage socio-économique que connaissent les parents. Par cette action, vous nous permettez, Madame la Présidente de l'ONG Sawak, de compléter notre action en intervenant sur les familles par le renforcement des conditions économiques qui vont renforcer les mesures de protection appropriées. Merci d'avoir pensé à toutes ces familles qui, chaque jour, s'attellent à donner les chances les meilleures possibles à leurs enfants. Bienvenue au centre de sauvegarde de Pikine Guédiawaye. Merci. Kilifa bi fi toog représenté monsieur le préfet du département de Guédiawaye di sant di nuyu monsieur bi représenté le ministre de la famille Ndeye Saly Diop Dieng di nuyu vraiment madame présidente ONG Sawak di ko won suñu contentement ak suñu tey jii dalal cérémonie bu mel nii ndax dañu ne fekkee ma ci boole yiw la bénéfice la boo xam ne ñun centre bi le seul fait que ñu abrité ko yaakaar nañu war nañ ci mën a am bénéfice sant gërëm di nuyu di sant sama collègue yi xam ne ñooy chef de service yi nekk ci département de Guédiawaye di gërëm bu baax ONG Sawak ci xalaat bi mu am xalaat xale yi xam ne ñun ñoo leen yore bés bu nekk ñu nekk ak ñoom di jokkati daanu xale yi xam ne dañu leen dénk ndax bokk ci famille yoo xam ne jafe-jafe yi ñuy rencontré soxla nañu ku ñu jàppale donc bu ñu gisee kii jóg jël alalam jël coonam jël kàttanam yëkkatiw énergie am pour jàppale ñu dañ koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla li mu ci wutu yàlla na ko ci yàlla defal ko ci ñëpp ñoo xam ne tey jii ñu ngi teew ci cérémonie bi ak staffam
maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen dalal jàmm ci Hann Sauvegarde Pikine Guédiawaye jërë ngeen jëf. Allahi wa barakaatuhu. delluwaat rek sant yàlla subhanahu wa taala ci jataay bi nga xamante ne daf ñu cee boole. mu mel ni nañu yëg ne malaaka yi tey wàcc nañ fii di jël képp koo xam ne ñëw nga fi ndax yonent bee ko wax fu ñuy defalee yàlla malaaka yi dañ fay wàcc kenn ku nekk danañ jël turam jël léppam macha allah bu ñuy paree liste boobu day dem directement ci borom bi subhanahu wa taala surtout mu rawati ñi nga xam ne ñoo ko def kon nag ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñuy kilifa ñu fi fekk ak ñuy jàkkaarlool ñëpp di ñaan lépp lu ñu ñaan yàlla na ko yàlla nangu suñu woor gi yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu ñëwoon nag tey représenté madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng ñu nekk conseil fële ci ministère de la femme de l'enfant et du genre xëy na directeur sax ma ñoo ko Baye Diouf maag moom ñoo waroon ànd waaye moom tamit dafa am fu mu dem représenté ci ko madame la ministre ne naa ñëw représenté ko fii pour sargal mbokkam yu tedd yi ci initiative bu rëy bi ñuy def moom jàpp na ne moom lañ ko defal jàpp na ne tamit kilifa gi lañ ko defal muy président de la république ndax ku jël xéewal di ko yóbbu ci ay xale walla ñu néew doole yaakaar naa ne président nga ko defal waaye moom mi nga xam ne moom la yàlla dénk tamit ministère de la femme de l'enfant et du genre tamit moom lañ ko defal surtout mu amee wàllu daara wàllu école coranique yi ci loxoom la nekk kon nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan trop ci lii xam naa tànkam moo diis rek waane moom moo waroon a ñëw représente fi président de la république waane ndaw lu nekk ndaw ka la yónni nga nee na kon kontaan na bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax ci initiative bu rëy bi mu ne lii mooy Sénégal lii la yàlla bëgg lii mooy l'islam ba tey lii mooy diine ndax diine kat bu ci ndimbalante jógee kon diine nekkatu fa yàlla wax na ko ci alquran yàlla moo wax ne inna alladina yunfiquuna amwalahum fi sabilillahi ka masali abbatin anbata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ati abba wallahu yudafi'u liman yasha nee na ku jël benn pepp ji ko mu sax génn benn gub mu ne yàlla nee na benn nga jiwoon waane yàlla bu lay fay dana dem ba junni wala sax lu ko ëpp kon ñi def lii nañu xam ne am nañ ngërëmal yàlla tey nañu xam ne defar nañ seen ëllëg ndax xale ku ko dimbale ak néew doole macha allah lii madame la ministre nee na bu ko ñëpp defoon kon coow jeex ci Sénégal pauvreté dina jeex ci Sénégal macha allah te nag devoir la ci jullit bu nekk pour mu def ko moo dama koy faral di wax ne jënd saako ceeb teg ko sa kër dem marché jënd genn wala xar fejate ko def ko ay rang def ko ay sachet dugal ko ci sa frigidaire di ko lekk ba mu jeex boo feebaree yow yaa feebar sa bopp loolu nit ñu bëri duñ ci bàyyi xel julli dafay dimbale mbokk jullitam yonent bee ko wax nee na képp koo xamante ne lekk nga ba suur reer ba suur gestu sa gannaaw gis sa mbokk mu lekkul ne la war a doo jullit allahu akbar kon ñi def lii yal na leen yàlla fay lenn ñaar rek la ñu wax ne mooy action bu jullit mën a def yàlla di ko fay yàlla mu am certitude que yàlla dina ko fay muy lan muy julli ci yonent bi ak sarax te sarax bu ko nit ñi xamoon kenn du toog benn bés te génne woo sarax xoolal nit ñi ñuy dee léegi xoolal nit ñi ñuy feebare léegi xoolal lan moo ko waral ñàkk génne sarax rek ñàkk dimbale doomu aadama yi dong la nga foog ne yow li nga am yaa ko moom déedéet moomu loo ko de te am na ñoo xam ne giijal nañ macha allah kon nag ñoo ngi bëgg a xaabaabal waaye li ñu madame la ministre yoon daal mooy cant ñi nga xamante ne ñoo def lii macha allah di leen ñaanal yàlla barke leen yàlla leen suturen di leen wax ne moom kontaan na ci trop waaye président de la république ñu kontaan na ci wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim
gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy waajur ñu ngi remercier madame le préfet mi nga xam ne moom moo ñu honoré tey ci présence am ci cérémonie bi di remercier ki nga xam ne madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng moom moo ko fi yebal mu teewal ko fi di ko yóbbante nuyoo ci soxna si di remercier madame la directrice du centre sauvegarde de Pikine Guédiawaye ci li nga xam ne yombal na lañ ko ci organisation bi ndax loo xam ne la ci daanaka ñetti fan wala ñeenti fan lañ ko wax mu organiser ñu ko nii madame la directrice ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la yónnee aussi suñu remerciement ci sa supérieur muy la DSPS di remercier également la présence saluer également la présence de l'adjointe au maire de Mbao madame Ramata Kandji di remercier les chefs de service madame la chef de service du départemental de l'action sociale ak madame le chef du service départemental du développement communautaire ni remercier ki nga xam ne kii mooy suñu secrétaire général muy madame Sad mu nekk koo xam ne daanaka mën naa ne léegi nekkatul marocaine elle est une sénégalaise à part entière parce que lii lépp ci moom la jógee di remercier ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandoo ci organisation bi di jaajëfal invité yi fi nekk yépp di remercier bénéficiaires yi nga xam ne ñooñu nangoo wuy ci tey di leen wax que ni ONG bi dafa nekk loo xam ni dafa juddu ci association bu yàgg boo xam ne ñu ngi ko créé woon en 2005 soxna si moo ko créé woon à la suite des inondations de 2005 la ko créé woon mu def sa première sortie ci les relogés ñi ñu relogé woon ci CICES bi donc mu am ay actions yu bari yu ñu mené depuis presque plus de 15 ans donc ñu xool ñu xam ne pour ñu atteindre beaucoup plus de couches beaucoup plus de personnes mën nañu laaj ñu am agrément wu ONG ci la ñu defar suñuy document indi suñu ay justificatif def la ñu war a def yépp déposer ko ci ministère de l'intérieur commission ba siégé ñu may ñu kayitu ONG donc kayitu ONG bi mi ngi génn ci 2020 ci mois d'août 2020 bi passé bi mooy deuxième sortie wu ONG bi ci boppam donc ñu choisir ndax weeru koor gi pour jéem a jàppale ñi nga xam ne alhamdulilah rabbil alamin doole ji demeewul noonu ñu ànd ci ak yenn partenaires yi ñu jàppale ñu jël suñu ay fonds propres aussi ñu def ci donc loolu moo ñu dajale woon fii tey pour ñu jéem a jàppalante parce que li sëñ bi wax rek ku ci nekk ci ñun rek boo gestu woon ki nekk sa ginnaaw yaakaar naa ñi sonn duñu bari donc loolu moo ñu indi woon fii di remercier ñi nga xam ni jàpp nañ ci ñépp te événement bii nga xam ne mooy bi ñu door tey jii ci distribution yu mel nii dafa nekk loo xam ne ndorteel la ci action yu bari yu mel nii yoo xam ne planifié nañ ko def ci un peu partout ci Sénégal gi yépp dinañ choisir ay localités dem fa def fa genre yu mel nii wala yeneen incha allah di remercier soxna si Ndeye Saly Diop Dieng parce que mu ngi ñuy jàppale mu ngi ñuy pousse di ñu conseiller bu baax a baax te xam naa ne conseil am yi ak orientation dina tax ñu atteindre objectif bi ñu soxla ci ONG bi di remercier ñëpp ñu ci jàpp ñëpp ñu fi teew di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggul ci kàddu gu gudd gi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup Madame la Présidente. ñoo ngi yegg nañ ci cappaandaw gi donc ñun à notre niveau comme ni ko Madame Ndiaye waxee rek xam naa après dañuy libéré wu bàyyi équipe bi ñu continuer distribution bi ak ñi nga xamante ne seen tur jotoon nañ ko bind ci liste bi donc dañuy rafetluwaat jotaay bi rek di rafetlu également kàddu yi nga xamante ne jub na fi di remercier waat ONG bi ci initiative bi ñu jël di remercier ñëpp di ñaan aussi képp ko nga xamante ne ñëw nga fi rek yàlla nga ñibbi ci jàmm fi nga xamante ne moom nga jóge woon donc la séance est levée merci beaucoup.
asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi maa ngi tudd Aljuma Sow madame Ndiaye di nekk présidente ONG Smiling African Women and Children ñu mën ko wax ci français ci wolof mooy contentement wu jigéen ak xale yu Afrique yëpp waaw mooy mbégte wu jigéen ak xale yu Afrique yëpp moom lañ ko mën a tekkee ci wolof. waaw ñu ngi teew tey ci centre sauvegarde Pikine pour indi suñu ndimbal mu bëri mu néew ci famille yi nga xam ne njaboot yi nga xam ne alhamdulilah rabil alamin seen loxo jotul seen ginnaaw parce que ku nekk xam na ne coronavirus bi dafa laal ñu bëri rawatina ñi nga xam ne nag wax dëgg yàlla am na nu mu demee ba pare ñu nekk encore ci weeru koor te it ñu war a gestuwante war a jàppalante dimbalante donc yu profité ci ñaari contexte yooyu ñu ñëw indi suñu ndimbal ñu choisir centre sauvegarde Pikine Guédiawaye parce que ñu bëggoon sélection bi nekk une sélection objective parce que bi ñu ko décidé centre sauvegarde bi ak AEMO bi la ñu contacté ñu sélectionné ñu famille nga xam ne dëgg-dëgg yàlla xam na ne soxla nañ ko bu baax a baax ñu tànn ko ci seen base de données moo waral ñu ñëw tey indi fii quelques denrées alimentaires pour ñu jàppale leen ci. ñu ngi ci choisir téeméer ak juróom-benn fukki famille waaw li ñuy jot ci ndimbal suñ ko xayma globalement mi ngi toll ci 4 tonnes ceeb mi ngi toll ci téeméer ak juróom-benn fukki gorosu suukar ak ay paquetu spaghetti parce que kit bu ci nekk am na juróomi paquetu spaghetti yu libre am na ay paquetu mu xam sa ci biir am na kit bu ci nekk am na benn pagu jus kit bu ci nekk am na vinaigre kit bu ci nekk am na ñaari savon voilà donc loolu la ñu indi woon ak bu ci nekk aussi am na benn kilo tàndarma loolu la ñu indi woon famille yi tey. waaw maa ngi leen di remercier bu baax a baax di sant bu baax tonton Amary mi nga xam ne moom moo waral li tey organisation bi macha allah di sant presse bi di leen remercier bu baax a baax si seen teewaay ak seen disponibilité jërëjëf.